Youssou Ndour à Bruxelles. Youssou Ndour à Bruxelles le 27 juillet. Youssou Ndour au Palais 12. jàngeen jëf ci ànd bi ak télévision Futurs Médias xibaaru digg bëccëg beeg ponk ca gën a fës bokk ci jawriñ ñi nga xamante ni moom la ñu dénk biir réew mi Aly Ngouille Ndiaye yëkkati nag ay kàddu di sàkku rek ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo fas yéene kon parrainé ci woteeg faluk njiitu réew mi mu ne nag nanu xoolaat bu baax a baax kon seen signature maanaam xaatim ya na méngoo nag ak yi nga xamante ni moo nekk ci seen carte d'identité ndax mën a moytandiku ay jafe-jafe kàddu yi nag mën ko yëkkati ca département bu Linguère secrétaire général bu parti bi ñu duppee PUR moom mu mel ni rek ku ko tontu ca yooyee kon parrainage la mu xamle moom Issa Sall professeur Issa Sall moo dina nag parrainage bi xaatim bi dana indi ay jafe-jafe ndax kenn du ko mën a contrôler moom nag dana def kéemtalaay kattanam ba xamal askan wi rek loraange yi ci parrainage bi fële ca Mbuur moom askan wa dañoo wàccoon ca bedd ma rek di ñaxtu ndax foofee ñu jàpp ni nag yoonu ndox la fu ca mel ni lagune de Mbaling te ñu bëgg nag defaraat ko ba nit ñi mën caa dëkk ñoom nag nee nañ loolee daal décret bi nga xamante ne nii moom mooy maye ñu def ko décret bi la ñu bëgg ñu daal di koy neenal lu jëm na ci xeexum sibbiru lu toll ci juróom-ñeenti millions kon ci sànq yi ñu naan daal daanu ko séddale ci atum 2019 lépp rek ngir gën a mën a xeex jàngoro yi sibbiru ñu ne nag am na ci ay diwaan yoo xamante ne foofee lañ ko war a gënee xeex ndax kat ba nëga ni donte ma ngay wàññiku waaye des na fa fu ca mel ne Kaolack la Kédougou Tambacounda Diourbel jàpp Kolda tàggat yaram athlétisme nag kon championnat nationaux yi daal dinay ndax képp ñu jagle loon ko junior yi ak senior yi édition 2018 athlètes yi nag ñoom amoon mbégte lool bokk ca waaye ñàkk jumtukaay tax na ba ñuy xel ñaar ne boo moyul championnat ba ñu fas yéene amal ca Nigéria bu ñu ca yeggee fii ak fukki fan ak juróom kon la ñu soxla ci médaille duñu ko am kon nañ leen gën a gunge ponk yaa ngi nii daan ci toftal xët yu njëkk yu yéene kaay bu ngeen taaxeloo tuuti ñëpp faram fàccee xibaar yi. dane nag jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi ñu tàmbali ko ak kàddu yu tukkee ci jëriñ ji ndékk biir réew mi di Aly Ngouille Ndiaye ma ngay sàkku nag ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy parrainé candidat yi li ñuy xaatim nag na méngoo ak yi nekk ci seen carte d'identité loolee nag ngir mën a moytandiku lépp loo xamante ni ab njuumte lay doon kàddu yi nag mu ngi ko yëkkatee ca département bu Linguère foofee nga xamante ne nag kon ma nga noon dalal ñu bokk ci Benno Bokk Yaakaar ñu teewlu ko Aly Ngouille Ndiaye ci micro Modou Mbaye. Vérification ne sont pas du ressort du ministère de l'Intérieur. saytu bi nekkul liggéeyu ministère de l'Intérieur ndax dossiers yi dañ koy yóbbu fële ca conseil constitutionnel ñoom nag ñoom ñooy amal lépp lu jëm ci wàllu vérification yi ci fàttali rek du signature yi rek la ñuy vérifier dinañu xool ndax parrain bi bokk na ci liste électorale yi dinañu xool numéro carte d'électeur am ndax baax na xool tamit bureau bi nga xam ne moom la ñu wax ne fa la war a voter ndax baax na waaye tamit dinañu xool signature bi ndax tamit baax na loolu moo tax may sàkku ci futur parrain yi ñu moytu seeni candidat lu ni mel ndax mbir mi yomb na su fekkee da ngaa signé woon plus signé plus bu fekkee da ngaa signé woon tamit signé signature bu mel ni bi nga defoon ci sa carte d'identité waaye tamit bu fekkoon da ngaa def ne mënuloo signé waxal ne mënuloo signé ma fàttali ne rek parrainage citoyen mi ngi ci suñu biir constitution te nekk na ci bu yàgg ba léegi candidat indépendant yu élection présidentielle yi dañu war a am lu tollook 2 junni parrain te parrain yooyu yëpp dañu war a signé. Et pourtant on n'a jamais entendu ce problème aujourd'hui c'est vrai que le nombre a augmenté. secrétaire général bu parti bu PUR mel ni rek kon ku koy tontu ci boobu yëpp parrainage moom nga xamante ni moom mooy professeur Issa Sall nee na nag parrainage yi daal kenn mënul moytandiku maanaam njuumteen dina jafe lool sax ñu daal di kon saytu parrainage bu baax a baax ndax jàpp na ni rek kon am na lu ca jaarul yoon ba tax na dana def kéemtalaay kàttanam ngir xamal askan wi li ci parrainage bi kàddu yi nag mu ngi ko yëkkatee ci ab nemmeeku bi mu doon amal ci bëj gànnaaru réew mi wax na fa nag jafe-jafe yi nga xamante ne nii moom la nemmeeku ci réew mi ñu teewlu ko ci micro Ousseynou Diop Ayib Seck. yéen mënuñ leen dénk ndox mi yéen waa Ndar ah nit ñi di dem di jënd ndox pour sangu loolu daal vraiment jaaduwul te ñu nag ñuy wax ne faaw ngeen muñ nag di ndëmbal ba mois de septembre ah déet affaire bi loolu rek la parce que kat nit mënut a jënd ak tàngoor bi nit mënut a dëkk ci dem di jënd ndox pour sangu
di jënd ndox pour togg di jënd waaw garab yi ñu war a arrosé ak yooyu nag xam nga kenn xalaatu ko boo amul loo toggee boo amul loo sango waaye doo arrosé garab ah donc ndox mi vraiment alors léegi nag ñu ne dañu dem jandeer fa forage dem fi la def fa forage yow boo demee fenn def fa forage bala ngay jël ndox ma di ko yóbbu feneen fexeel ba fa forage ba am ñoom ñu am ndox parce que dañu ne ci constitution bi ci article 29 bala ngay dem élection yow candidat war nga indi lu mat 50 000 diggante 50 000 ba 60 000 signature maanaam ay nit yoo xam ne dañ ne nanguñ la jox sa signature nanguñ la ko jox mais signature la ñuy vérifier mais man dama leen ne li ngeen wax mënu leen ko def signature mënu leen ko mus a vérifier parce que signature nit moo koy vérifier te ñooy vérifier signature amul Sénégal te buñ fa amoon sax téeméeri at du tax ñoom ñu mën a vérifier signature yi compte tenu du nombre que les gens auront. lu jëm ci langue politique gi nag la ñu seetlu mooy ay fonctionnaires yu mag yu ñu xam ràññee leen ñi ngi gën di dugg ci langue politique gi moo waral nag télévision Futurs Médias rek daal di samp plaat ci wàllu woowee li ko waral nag gis-gis yi wute am na ci ñoo xamante ne jàpp nañ ne langue politique gi kenn moomu ko politique kenn moomu ko ku mu neex mën nga caa dugg waaye am na ñoo xamante ne gisee nañu neneen ñu ànd ci ak Alassane Ba. langum politique bi di gën di yaatu fii ci Sénégal ñu nemmeeku nag ne ñi ñu duppee ay commis de l'État maanaam ay hauts fonctionnaires ñu ngi gën di wane seen bopp. am nañ ci sañ-sañ ci wàll wi nga xam ne moom mooy bokk ci li nga xam ne moom mooy langue politique gi war cee am sax la taxawaay boo xam ne nag dañ naan bu ñu ràññee la. ndax géewu politique bi kenn moomu ko. amul kenn ko nga xam ni da ngaa judd ñu ne la yow yaay doon politicien bi wala yow yaay doon homme politique bi kii moom dafay féetewoo ci lii rek wala ca laa déedéet ndax booy xool sax nag géewu politique bi yenn saa yi nga gis ci taxawaay yoo nga xam ne yu xajam lool la dañ naan ñii day wax dëgg fa yàlla dañ ko bëgg rek waaye mënuñu ko. li leen ci tax a dugg nag daanaka uute na buñ sukkandikoo ci Boubacar Camara moom mi nga xamante ni dafa bokk ci ñoo ñuy duppee ay grands commis de l'État nee na nag li ñuy nemmeeku ay hauts fonctionnaires di gën di dugg ci politique mën nañ jàpp ne ab signe espoir la wante itam inquiétude. c'est un signe d'inquiétude parce que. ab signe bu dalut xel la ñenn ci nga xamante ni ay personnalité lañu ci réew mi ay fonctionnaires lañu nga xamante nag administration. moo leen formaté leen ñu jékki-jékki rek commencé di wax déedéet dafa doy c'est parce que machine bi nga xamante ni daanaka moo leen tabax dafa tële jamono ji tabax ay ndaw yi nga xamante ni war nañu roy ci ñoom espoir la ndax ñoom ñu lee nga xamante ni ay nitu qualité lañu commencé génn nag di wax déet dafa fekk ni rek dafa am li nga xamante ni ñu ngi ko bëgg sauvegarder mu doon lu am solo. ça veut dire qu'ils veulent sauvegarder quelque chose. wante nag. faaw ñu mën di respecter yenn ci ay règles. bu jamono doxee bañ ne dañuy dugg ci li nga xam ne moom mooy langue politique gi nañ leen tàggate toppatoo leen ci wàllu nga xam ne moom mooy taxawaay àdduna mënta neex wala warta neex ba ñu doon ñoo xam ne dañuy xam tasaare musiba lay doon ci réew mi musiba lay doon nit ci ñoom. capital humain boo gis rek ay nit yi nga xamante ni dañu xam valeur yu tabax seen réew ñoo ci nekk ba tax nag ci valeur yooyu rek la ñuy tënku. somme de valeur. combat bi nag war a doon combat bu jaar yoon bu ñu sukkandikoo ci journaliste bi. pour kii nga xamante nag mooy njiitalu mouvement Jëngu donte sax dañu war a respecter lii di obligation de réserve wante nag du tee lépp li nga xamante ni njuuj njaaj la jëm ci wàllum état bi yoon la ci ñoom ñu fësal ko. ñu yegg ba diwaanu Ziguinchor foofee nag ñi nga xamante ni ñoom ñoo farek APR ñoom waxtaane nañu rek jafe-jafe yi nga xamante ni moom la ñu nemmeeku ci parti bi ñu ne nag ña ngay gën di xaajaloo loolee la ñu seetlu xaajaloo googu nag la ñu bëgg mu dakk ndax lu ko moyu rek dana indi ay gàllankoor ci wote yi ñu dëkkmal bu weesoo loolu tamit wax nañu ci mbirum Khalifa Sall njiital mouvement Ensemble pour le Sénégal moom na it bokki ci Benno Bokk Yaakaar moo fa doon janook taskatu xabaar yi Mamadou Salif Sow ñu teewlu ko ci micro Boubacar Diassi. maa ngi ñaan sama rakk yi sama mag yi sama cousin yi nekk njiit ci APR ak Benno Bokk Yaakaar ñun yëpp ñu nekk benn ñu joxante loxo ñu liggéey Casamance ñu jàppale président Macky Sall heure bu ñu nekk nii xuloo amu ci place ŋaayoo amu ci place xàccoo amu ci place lenn moo ci am place taxaw tem jàkkaarloo ak opposition bi xamal leen ne que Macky Sall dafa def
jaloore ci Casamance weddi gis bokk ci programme bu mu tàmbal rek dina wax dem leen Casamance ngeen tàmbale ko foofu. xam nga mbirum Khalifa Sall wax yi da bari nañu Macky Sall jotewul dara ak problème Khalifa Sall ñun dañu nekk ci république ñun nag fii dafa am indépendance justice ñoom ñooy yor àtte xam nga nag démocratie dafa am nu muy tere suñu la joxee xaalis réew mi da nga war a rendre compte. ñu yegg ba Mbour ak fa ñu duppee kon lagune de Mbaling foofee nag ñu ne sax dañu ko bëgg daal jekk-jekkalaat xëy na ba askan wa mën caa dëkk am ñu ca mën a dëkk loole nag merloo na waa Mbour ndax nee ñu bëgguñu ko benn yoon ndax dafa am ab décret boo xamante ne nii moom moo leen koy mooy may kon ay kilifa foofee ñu daal di rek kon dogal lu ni mel ñu ne nag bëgguñu ko tey bëgguñu ko ëllëg nañu leen fa bàyyi loolu mer nañu nag ba wàcc ci mbedd ma di ñaxtu ñu ne duñu ca yem daañu amul rek toogaay ñaxtu ci kanamu ministère bi ñu dénk wàllu environnement bañu nu ko nag ba yegg ca cour suprême Abdourahmane Diallo. ñu wàcc ci dimanche bi ci mbedd mi loolu rek ngir ñaawlu tabax yi nga xam ne dañ ko nemmeeku ci lagune bu Mbaling ñi dëkkee Mbour nag li ñu bëgg rek mooy décret présidentiel bi nga xam ne ci atum 2013 lañ ko signé ñu daal di koy annulé. Il y a une pétition qui est actuellement qui circule. joxe gum nañu benn kayit bi nga xam ni nit ñi dañu bind seeni tur ngir wax ni nañ jiitu réew mi retiré décret bi tamit dàquñu toogaanu ñaxtu ci kanamu ministère de l'environnement ngir wane suñu mbébét waaye tamit dem ba cour suprême ngir wane ni dañu jaay doole ci li ñu nekk def ci Mbaling. La chambre administrative de la cour suprême pour recouvrer excès de pouvoir. mouvement Y en a marre ñoom it ñëwoon nañu ci doxum ñaxtu boobu ñoom ab l'enquête la ñu bëgg ñu tijji ci mbirum Mbaling bii. ñuy jiite ñu delloo ci seen xel xam ñi signé lii nga xam ne moo permettre ñu massacrer déggu Mbaling bi ñu identifier leen justice dal ci seen kaw bu dee ay politiciens lañ ñu wax ñan la bu dee ay borom alal la yoo xam ne rek alal rek a leen ñor bu ñu mun a sànq askan wi yëpp. ñu identifier leen aussi comme tel. kilifa yi nga xam ni tamit ñoom ñoo nekk ci Mbour teewoon nañ fa ngir xool li fa xew ñoom li ñu bëgg mooy njiitu réew mi dimbale leen ci ay projets yi nga xam ni dina amal njëriñ askan wi ci bërëb boobu. En 2019 sax man je vais soumettre ça au conseil pour ñu jéem a xool benn programme de réhabilitation boo xam ne ko fiy def avec des projets yoo xam ne mun na nekk des projets porteurs d'emploi et puis gën ko aménager waat loolu mooy suñu rôle. li am ba des nag mooy waa Mbour takku nañu ba projet bii nga xam ni bëgg nañ ko def ci lagune bi mu bañ a wéy donte sax fi mu ne nii lii di liggéey dañ ko arrêté gum. ñu koy jaajëfal bu baax Abdourahmane Diallo marché central bu Tivaouane foofee nag ku fa yegg ku ne mbalit maa lay dalal xet ga bon na commerçant yi nee nañ mënatuñoo dékk loolu metti na lool ci ñoom wàccoon nañu ñoom it ci mbedd ma rek amal toogaayu ñaxtu ñu ne nag ñu nga yëkkate ay koppar di fay taxe mairie ba kon mairie ba moom moo waroon taxaw ci setal marché boobu lee dañu ci ànd ak Cheikh Anta Diop Sey Latira. marché Tivaouane daanaka foo dugg ci ruq-ruqaan yi ak fi jaaykat yi toog daanaka ay jóge mbalit ngay gis ay sax di génn fu nekk fii ci marché Tivaouane jaaykat yi mer bu futt di wax ne lii de kenn mësu koo gis dafa mel ni dañ leen a seetaan ci marché bi. barke yeneen barki dem dama doon jaay ba si yàgg jaan ji jaar sama wetu tànk daw ma ne wattani tël ba daal wal ba tuwaat ni ma Macky Sall nag ni mu nu defaral fii Tivaouane nga xam ne ku fa dem sa xol sedd moom la nu bëgg mu ñëw marché yabal si ay nit ñëw xoolal nu marché bi gis nu mu def nanu tàyyi nanu dee nanu wet nan ñun daal mbalit moo ñu intéressé parce que saa yoo taxawee ci marché bi da ngay fëggatu mel ni kuy dakkase ndax ay sax te lépp lu nit di lekk fii nga koy jëlee maalu yàpp bee ca kaw dafa yàqu yaxeet ak ay lu mu doon bu tawee day siit ñëw ci yàpp bi te xam nga ne loolu c'est pas hygiénique. Maodo Sarr dolli si ne jamono yi nag li ñu nemeeku ci marché bi jéggi na dayoo ginnaaw mbalit mi ñàkk kaaraangit ci tawat yi la. am na ci roq yoo xam ni kenn du fi dugg amul sécurité tilim na salte na léegi nag nañu defaral suñu marché bi sàcc moom du jeex moom amuñu benn sécurité fi ñu war a teg suñu tànk yëpp dem nañ fa kun war a tawal ci dëkk bi toog na noog yow waa marché baa ngi ni amul kenn ku ci mës a gis ci nit ñi ñuy waxal koo xam ne na ñëw fii ni waa marché bi naka marché bi nu marché bi def amul lépp lu ñu def ñoo ko defal suñu bopp gis nga matériel bii lii ñuy bale nii ñun ñoo jël suñuy matériel bopp uti état bu fii dem nañ fa maire yi mais joxuñu benn matériel. jaaykat yi nekk fii ci marché central bu Tivaouane nee nañ ci fan yi di ñëw daañu génnaat ci mbedd mi bu fekkee ne tawat yi ñu génne kenn indiw ci saafara. ñi ñoom ay jumtuwaay la ñu soxla muy nag askan wa yeewoo ca ñàkku rab ñu ne nag foofee lu baree bari dafa jafe moo xam ci wàllu daara yi moo xam ci waa kër docteur bëgg nañu daal kilifa yi dimbali leen bu baax a baax amal na nag ndaje mu yaatu mu ñu fa doon amal doon samp rek ab mouvement boo xamante ne ñu ngi ko duppee kon ànd liggéey ñàkku rab Seynou Thiam. nekk ci biir commune bu Jaxaay lii di ñàkkuram nag la fa manqué bëri na lool ci kàddu yu askan wi nga xam ne nii dañ doon amal ab assemblée générale. ñàkkoro amul benn infrastructure
xale yi amuñu fu ñu foyer boo xamante ne bi mën nañ fa nekk amuñu stade CM amuñu rax ci dolli poste de santé bi vraiment dañu am ay difficulté pour sax fay seen facture courant ak ndox. mu doon jafe-jafe yoo xam ne nag ëlëm leen lool ñu bëgg nag kii di nguur gi jàppale leen ci. jusqu'à présent difficulté yooyu moom la ñuy traîner ba léegi plus de 4 ans ñu koy traîner donc nous interpellons directement le président de la République moom la ñuy waxal moom la ñuy ñaan na Niakoulrab am na ay difficultés il tarde toujours à avoir le CM waaw président lu mu ci man ak lu mu gën a gaawee ñu ko koy ñaan parce que sonn nañu suñu élèves sonn nañu parents d'élèves yi sonn nañu suñu élèves sonn nañu. jafe-jafe yooyu tax sax ñu daje ci ab mouvement bu ñu duppee ànd liggéey Niakoulrab ngir nag gën a mën a taxaw ci lii di soxlay askan wi. ca Mbaawit foofee yeneen i jafe-jafe ña ngi ko fay wax lu ci mel ni rek daara yoo xamante ne tey ji melokaan wa jéggi na doyo waaye nag kilifay gox ba taxaw nañu rek ngir nag indi ay. nee na tamit daara yi nga xamante ne tey jile booy xool bu nawet jotee dañuy am ay jafe-jafe ndax ay ndox yu taa loolu yëpp nag dinañ ci taxaw ñu teewlu ko ak Salif Sow. fexe nañu ba école yi ñu bari nag daf fi yàgg ñun ñi bañ fay jàng sax fekkoon na école yi màggatoon nañu déjà donc école yooyu lu mel ni Mango suuf sëpp si ngeen ko lu mel ni école bi ñu nekk nii si yeneen ak yeneen école yi ay inondation bu fay dem ndox bu bari mu koy am ci nawet bi lu mel ni Kër Mbefal de Mbao Gardeur école bi taxaw nii mais école bi def nañ benn assainissement ren bu nekk ci gannaaw def si 18 millions waaye aussi fexe nañu ba Kër Mbefal 2 ñu def canalisation waaye itam fexe nañu ñeenti classes yoo xam ne kenn mosu fa mën a jàng pendant ba école tëj fexe nañu ba defaraat ñeenti classes yooyu ba tey xale yi ñu nga fay jàng donc ñu ngi fexe daal mu kii am na tam benn entreprise bu fu nekk ba nga xamante ni lëkkaloo nañu ak moom ba ñetti écoles yoo xam ne def nañu fi ay toilettes yu bees tax pour élèves yi woon daal ñu ngi ut ay partenariat ak ñun lu ñu man di ko jéem a def ci biir école yi dëgg la daanu nag daju suuf waaye dañuy jéem rek ba def lu ñu man at mu nekk suñu mairie bi day def ay jéego yu bari ci côté école ndax xam ngeen ne dañuy participer di joxe suñu doole ci bu ñu war a fay seen facture courant ak ndox dañuy fexe di leen jox ay fournitures scolaires ñun dinañu jox 8000 sacs ak jox ko suñuy élèves yi fi nekk yëpp def si ay fournitures ak lépp. niñ ko waxoon ci ndorteelu xibaar yi lu soxal nag xeex jàngoro yi sibiru kilifa yi jël nañ ci ay matuwaay bokk na rek ci séddale ay sànq yu ñu nàndal lu toll kon ci juróom-ñeenti millions fas yéene nañ ko rek séddale ci atum 2019 ki ñu dénk xeex sibiru fii ci Sénégal moom moo ko xam ne di coordonnateur ba nee na nag jàngoro ji ma ngay dellu gannaaw naam waaye am na ci ay diwaan yoo xamante ne war nañ ko faa gën a xeex fu ca mel ni diwaanu Kaolack Kédougou Tambacounda Diourbel jàpp Kolda docteur Doudou Sène ñu teewlu ay kàddoom. Kaolack Kolda Tambacounda Diourbel ak Kédougou foofa ba léegi sibiru bi mu nga fa jàngoro ji sax xamal nañu ne mu ngi deltu ginnaaw si juróomi région yooyu la waaye taxu koo gaaw noona mooy juróom yi nga xam ne mën naa ne boo jëlee téeméeri cas yi ñu am yëpp juróom-benn fukki yi juróom-ñaar fukki juróom-ñetti fukki yi ñu ngi koy gis ci gox yooyu tey jii boo demee bët gànnaaru Saloum boo jëlee junni nit ci at mi mën nañ ne ay lu moins de juróomi nit ñoo koy faral di am ñun kese mënuñoo xeex sibiru ba am ci ndam il faut que yeneen ministères yi ñi nga xam ne ñoo yore assainissement ñi nga xam ne ñoo yore éducation comme tey ni ñu nekkee fii ak ci daara ji ministère de l'éducation ministère des forces armées ñëpp ñoo ci war a jàpp pour que Sénégal 2030 mu tàggoo ak sibiru définitive. ngir ñu jëlee fi feebaru sibiru ba fa waa PNLP di ñi nga xamante ni ñoom leen dénk wàllum woowa nee na moustiquaire imprégné kenn mënu ko ca looloo waral seen bëbën mooy njaboot gi nekk yor moustiquaire imprégné di rub at bi yëpp bu weesoo loolu ci bërëb yi xale yi di daje lu mel ne daara yi ñoom it kenn du dem ñu des fu mel ne daara Serigne Massamba Mbacké bu Mbaaw foofa sax jot nañu li nga xamante ni mooy ay moustiquaire imprégné. te yamuñu ci daara ji sax dañoo profité ci occasion bi pour woo mbooleem ñi nga xam ne ay dëkkandoo noonu ndaxte am na ko wax léegi ni bu génnee buntu këram rek yooyu ci nañ koy song bon nag sant nañu yàlla bu baax a baax ci lii nga xam ni vraiment baaxe nañ ñu ko tey. ngir ñu jëlee feebaru sibiru ci Sénégal kilifa yi nee ñu atum 2030 la ñu jàpp lu ni mel jëlee fi feebar ba faw déwén di atum 2019 fas yéene nañoo séddale ñoom waa PNLP juróom-ñeenti millions moustiquaires imprégnés.
tàggat yaram ñu tàmbali ko rek ak championnat nationaux d'athlétisme yi nga xamante ne nag ñu ngi ko doon amal fii muy championnat boobule ci wàllu junior ak senior daal dinay jeex nag athlètes yi nga xamante ne kon ñoom ñoo ta doon jongante rafetlu nañu bu baax a baax seen bokk ca yooyee jongante waaye nag am nañu ay jafe-jafe ci wàllug jumtukaay ku leen gën a dimbali ca la ñuy def ndax am na beneen sax jongante bu ñu war a amal ca Nigéria ñu ne nag boo moyul duñu ca ay bari médaille ba tax na daal ñu ngi sàkku ci kilifa yi ñu gën leen a gunge ñu teewlu ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo raw kon ci 800 mètres bi ak 1500 mètres bi. maa jël championnat bi disque ak javelot. waaw bétti de kay ku xam ne pendant 9 mois ngay entraîné waaw difficile na trop mais alhamdulilah au retour bon sant yàlla waaw. liggéey bi métti na franchement métti na mais on a géré waaw. léegi ndax am nga yaakaar qualifié pour championnat d'Afrique. bon liggéey boobu des na lu bëri nag duñ leen ko nëbb liggéey pour dem championnat d'Afrique bi des na lu bëri. li ñu war a yokk moyens nii rek moyens yi suñ ko yokkee ñun ñu ngi fi rek pour liggéey mais mënuñu liggéey sans amuñu matériel waaw bu matériel bi suivre de toute façon ñun ñu ngi fi rek incha allah. waaw c'était difficile 1500 yi parce que dañ ñu booleeg senior yi léegi course technique la pour nga mën si génn léegi yàlla jàppale nañu ba génnoon si daal battre nañ senior yi tamit en plus ak junior yi waaw ay 800 bi moom suñu catégorie junior la woon rek mais c'était facile pour man ma génn si. maa ngi vice champion du Sénégal de 1500 alors que maa ngi bëgg encore gën a sore fii encore représenter sama réew pour gën a sore parce que aujourd'hui fii ni Sénégal tey ñun athlétisme ñu ngi koy dundee lu métti surtout condition yu ñu nekk nii alors comme ay dal pointillé ak ay yenn problème yu bëree dañ koy dund mais dañ koy gérer. njiital fédération sénégalaise bu athlétisme nag àdduna gannaaw bu ñu noppee rek ca yooyee jongante wax na nag koppar yi nga xamante ne sax kon moom mooy la ñu ko dugaloon ca yooyee championnat fukki million ak juróom lu toll ci ñaari téeméeri athlète ñoo ta doon jongante ñu teewlu ko Sara Wali lay wuyu. championnat yi wax dëgg yàlla xawoon na jafe tuuti waaye ça va parce que démb dafa amoon match de football fii presque bi ñu jot stade bi guddi lañ ko jot. donc compétir nañ ba ay 1h du matin allez doog a ñibbi donc ñooñu ñu pare 1h peut-être ay 2h ou 3h la ñu tëdd loolu dina am répercussion un peu ci seen compétition mais à part ça dans l'ensemble ça va. discipline yëpp am na à part marteau bi 200 athlètes environ ñoo ñëw ak 7 expatriés yoo xam ne tugal la ñuy évoluer. puis toll na ci 15 millions waaw. ndax am na ci ni nga gisee xale yi ñoo xam ni yaakaar ngeen ci ñoom médaille ci championnat d'Afrique yi ñu dëgmal. comme ni ko waxee léegi xam nga médaille moom par surprise day ñëw mën nga entraîner ba foog ne yaa ci ne ñëw nga lever nga jóg sur un mauvais pied doo am médaille wala nga manqué chance donc médaille moom boo préparé woo rek da nga yaakaar sur un coup de chance nga am médaille mais xale yi ni ma leen gisee nii yàlla mënuñ dimbali ñu am médaille. gannaaw athlétisme ñu wax rek ci football ODCAV renouveau bu Mbour nag samp nañu kon bureau ba muy bureau bu bees Boubacar Seydi moo ko jiite ci jamono ji may waxee ak yéen ña ko jiital nag di ñi nga xamante ne ñoom ñooy jiital ASC foofee moom nag wax na li nga xamante ne rek moom mooy mbébétam ndax nawetaan bi nee na bu sañoon nag dana daal di tàmbali ci weeru octobre daal di jeex kon ci weeru août bi jàpp leen foofee ca département ba nag lu toll kon ci juróom-ñett ci zone ñoom ñoo nekk kon ci département boobu ñu teewlu ko moom jiital ODCAV renouveau bu Mbour. waaw pour l'instant am nañ 8 zones donc 4 Mbour donc 4 yi ci département bi et je pense que dina yokk d'ici peu et je pense que d'ici peu di ngeen gis ne Mbour mooy nekk capitale renouveau et c'est important parce que waaw objectif mooy def ay nawetaan yu sell bu ñu koy wax mooy tey ji lépp leer transparence yi lépp bonne gouvernance tey ji que nit ñi xam ne nawetaan aussi du ay ñetti nit mais nawetaan déjà ASC suñu bi ñu fi nekkee je pense que man en tant que président d'ASC je pense que dañoo war a delloo lépp ci ASC yi parce que ñoom ñooy début bi ba fin bi donc ñoom ñooy financer ñooy dugal seen il faut ñu delloo leen njukkal aussi ngi waxtaan ak suñu autorité ñu fexe aussi suñu subvention amuñu problème suñu stade ñun au niveau de Mbour et puis même Ngexoox ak feneen amuñu problème boobu parce que stade municipal la déjà nañ fexe nag nan la ñuy fexe ba ñun ñu calendrier bi bu ñu ko tegee c'est ak CDD bi préfet war a oote ñu xool nan la ñuy fexe ba juillet bëgg nañ nag teel a commencer teel a terminer parce que boo xoolee li fi doon am di juillet ba mars avril donc je pense que loolu dootul nawetaan li xew mooy tey ji commencer mois d'août au plus tard balaa fin octobre ñu jeexal.
ma ngoog tàmbali weeru août jeexal octobre loolee la ñu bëgg ci nawetaan yooyu le ñu ànd yër xët yu njëkk yu yéenekaay yi Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf gan gi woon ci réew mi démb ak bërki démb yéenekaay yëpp xëy nañu ko gunge mu ñibbi ubbi l'Observateur njiitu réewum Chine di Xi Jinping ba mu falawaatee ci weeru mars ak léegi nganam gu njëkk ci Afrique de l'Ouest yéenekaay bi nee nañu Sénégal la ko tàmbalee keroog samedi la fi yegg si démb ci dimanche yi mu ñibbiwaat yooyu yéenekaay bi di l'Observateur nee nañu ci nganuk ñaari fanam gi bari na la mu fi bàyyi bokk na ci ay accord ngirub jëflante ci diggante Sénégal ak Chine ci wàllu wu nekk nag ci fan yi mu fi def it ci la ñu déggee président Macky Sall mu ne 2005 gi Sénégal ak Chine tàmbali waatee seenub jëflante réewum Chine dugal ne ci Sénégal 1206 milliards maanaam junni milliards ak ñaari téeméer ak juróom-benn te xaalis boobu li ci ëpp toll ci 963 milliards ci diggante 2012 jàpp 2018 ci la ko Chine dugal réewum Sénégal Soleil national nañu fukki accord la fi njiitu réewum Chine signé ba noppi nag ne léegi dafa bëgg Sénégal ak Chine jàppante loxoog loxo mbagg ak mbagg ngir àndandoo liggéey la Sénégal nañu ñaari réew yi mu di Sénégal ak Chine def nañu jéego yu am solo ngir jëm ca kanam Le Quotidien xëy ko dëggal ba nuppi tegal ñu ci ne arène nationale bi Chinois yi doon tabax ci réew mi nuppi na ba ñu jël caabi ji jébbal ko njiiti réew mi président bu Chine di Xi Jinping la ñu ko jox moo ko jox président Macky Sall direct info nañu moom président Macky Sall feebar bi mu faj daanaka mook moom a maase ndax def na juróom fukki at ak juróom-ñett réew mi di jooy arène nationale yàlla def na Macky Sall moo ko fi def moo ko liggéeylu ba mu sotti jot na ay caabeem journal bi nañu waaye président bu Chine ñàkkul ne bu delloo ci am réewum dana laaj Sénégal askan wi fan la ñu nekkee ana lan moo tax ba mu ñëwee aéroport kenn teeru ko ndax ba mu wàccee ci aéroportum Dakar ay benn ni nit ñoo fa nekkoon ngir doon ko teeru responsable APR yi ci Ndakaaru direct info nañu fu ñu ne woon daanaka mouvement de soutien yi ñooñu ci génne mouvement de soutien yi ñoo tee lambay ñaaw te it ba ñuy def remise kele arène nationale bi bu dul woon ak waa ale Casa it xew wa dana yarax lool journal Source A nañu président bu Chine di Xi Jinping Macky Sall da ko sàmbay mbayaan ba xolam sedd may sa baabu di ko xam-xamam màcc jëm ci wàllu koom ak ni muy doxe ne journaliste Source A yi ak lu mën di xew daal réewum Chine moo tane fop réewum France ndax France du tong fu dara nekkul te buy jëflante ak yow day mel ne ku yor ab lingomam dalay nal ba nga set wecc mu sànni la ci àll ba te France boo yoree loo xam ne da ko yitteel attan na faste yi sikkim nit ñi dëkkee giita ngas ngir mu xàll yoon mu mën a jaar ba jote ci lu mu bëgg may sa baabu ne looloy France ñoom waa France l'Observateur nee nañu ci xëta mu njëkk dóorati nañu Sénégal ak njiitam Macky Sall bu ne weng ndax Union européenne dañoo bëgg a taxawal ab dogal boo xam ne dañu ne ca léegi képp ku yoreti passeport diplomatique bala ngay duggati ci espace Schengen bi faaw da ngay wut visa ba ñu ko waxee France da caa ànd ca bu gaaw Espagne moo ci dëgg tànkam nekkoon budul woon loolu tey ji képp ku nekk Sénégal yore passeport diplomatique boo bëggee dem France da ngay wuti visa wal fa jiri waxtaan wu mu def ak bay di añ njiital conseil national patronat moom la xëyee nee na entreprise yu CNP yi état bu Sénégal amel na leen bor bu toll ci téeméeri milliards ak juróom fukk ñetti téeméeri milliards ak ñaar fukk ak juróom ñett yi ñu bëgg a defaree porub Sendou bi Les Échos nee nañu luusa nga ca ndax waa ji ñu jox marché bi jox ko ñetti téeméeri milliards ak ñaar fukk ak juróom ñett ngir mu war a defar porub Sendou bi ba noppi yore ko ci diirub ñaar fukket ak juróom waa ji Dame Diané la tudd jiite entreprise bii di Minergie-Po waaye waa ji xamul dara ci mbiri port ak mbiri environnement bañ na ko ba ab jaaykatu fëgg jaay la woon reportage bu waa TV5 def ci moom moo ko feeñal moo ko weer ba mu weeru te it marché ba ñu ko koy jox dañ cee génne waa ARMP di autorité de régulation des marchés publics ministre de la pêche ak économie maritime du Omar Gueye Les Échos nañu ba ñu ne ko ab ancien jaaykatu fëgg jaay moom ngeen jox ñetti téeméeri milliards ak lu teg ngir mu tabaxal leen porub Sendou bi la leen Omar Gueye tontu moo di loolee lu ca nekk Les Échos nañu li ñëppi laaj nag rawatina waa Sendou moo di kan mooy Dame Diané nañu bàyyi Dame Diané te seeti Fatou Diané Gueye mi ngi ci Vox Populi mooy njiital plateforme émergence au féminin Vox Populi nañu moom ndaw si wàccee na Jurbel bërki démb responsable politique APR la ca place Alpha Thiongan bu Njaareem fa la woote woon dajale fa junniy jigéen yu bàyyee ko ci département bu Mbacké jël financement bu toll ci ñeenti téeméer ak juróom fukki millions 450 millions financé ko jigéen ñi ngir ñu liggéey njiitu réew mi di Macky Sall réew mi quotidien nee nañu ma ngay liggéey lu mu man ngir jële Aïda Ndiongue ci parti démocratique Sénégal yóbbu ko ci langam nañu langi ci lambu ji ak sunu lambu mi xëy dalal Balla Gaye 2 Triple S doomi Double Less ma nga fa xëy mel ne gaynde ci kaw Modou Lo yekk na ko musiba ak mbelengaan mbii fa foore ko fa ba xolam sedd Balla Gaye 2 nee na ki tëgg revanche bi xamul sax li mu def mi ngi ko tëggee ci jamono ji mu jotee te moom Balla Gaye 2 daan Modou Lo jaral na ko lu nekk Triple S doomi Double Less ji mu di Balla Gaye 2 tegal ci waa sunu lambu ne leen bés bu ma jàppee Modou Lo danaa ko duuma ba yàlla fóoti sagaram. jaajëfal ko baax Mamadou Mohamed Ndiaye yéen it sant nañu leen gërëm leen rédaction bi dig na leen daje ci yeneen jotaayu xibaar ñu leen ñaanal kenn dalug jàmm te di ko sàkku ci yéen.